salaamaaleykum mbokki xarit ñi staan suñu émission débat en ligne ci actuthies.com tey nag ñu toog rek ak kenn ci woy politique yi dëkk fii ci biir Thiès rawatina nag ci commune bu Thiès Nord di Cheikh Gaye nekk kenn rek ci responsable politique yi fa rek Idrissa Seck bu parti Rewmi ñu fàttali 2017 taboon nañ ko sax ci liste yi nga xamante rek ñoom ñoo waroon dem toog foofu rek ci assemblée nationale kon mbokk yi xarit dañ leen di bàyyi Cheikh nuyu ak yéen ci actuthies.com. Voilà, merci mon ami Kaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa caméraman bi mais aussi di nuyu mbokku Sénégal yëpp di la féliciter aussi ci sa site bu bees bi nga créé te di ñaan yàlla defal la ci succès bu kawe sa njort incha allah amiin voilà. alors très bien jërëjëf merci beaucoup donc li ni mel mu nekk rek loo xamante ne dafa ñëw pour def la différence parce que tey gis nañ ni Thiès soxla na ko ku nga xam ne dina ñëw rek fa tabaarakallaahu liggéey ak askanu Thiès yëpp ak pàcc boo mënta nekk rek actuthies.com fas yéene lëkkaloo ak mboolem Thiès waa yéen ci biir Sénégal ak yéen biti ci bitim réew aussi. alors suñu Cheikh dañuy ñëw directement ci gouvernement bu bees bi nga xamante ne ni fii ak ay fan dootul amati premier ministre mu nekk lu yees ñenn ñi nee nañu Macky day préparé pour ut doole bi nga xamante ne ni bu ëllëgee bu ñàkkee législative yi bu boobaa moom dina mën a taxaw premier assemblée du mën a am benn doole ci moom day continuer rek mu nekk un régime présidentiel li ni mel Cheikh naka ngeen ko jàngatee. waaw xam nga Macky Sall moom pour moom jàpp na ne fi mu ne nii kenn mënatu ko arrêté parce que ba mu tàmbalee di déroulé boobu ba léegi moom mooy am ndam ci li mu bëgg ak ay pexe boppam. maintenant nag comme nag moom dara tiiñu ko dara safu ko fi ne respecté wul Sénégalais yi parce que def na lu ko neex dëkk bi ni teg dara yënguwul. waaw mais nag loolu moom am na ñu ko fi njëkkee woon. je pense que ce qui s'est passé bërki démb au Soudan kenn yéenewu ko mais bu deful ndànk Sénégalais yi ñàkkuñu fayda parce que buñ bëggee régler seen bopp seeni problème duñ xaar ay élection c'est sûr que moom bis bu noppee wane boppam ci ni moom Sénégal moo ko ñor na jàpp ni à tout moment Sénégalais yi dinañ mën a jóg jël seen responsabilité récupérer seen réew xool ci loxo yu wér teg ko ci. te je pense que bu jëlee nag initiative changer poste premier ministre wala mu supprimer ko c'est pas une première au Sénégal ñun nañu koy nettali fekke wuñ ko mais lu mu ci mënti am daal urgence yu koy xaar moom bari na problème mu étudiants yi UGB barki réew mi yéen a ngi koy dégg problème mu santé baa ngi tey ji gis nga ko situation aussi réew mi fi mu toll nii metti na lu mat 6 mois ngi ni le pays est bloqué rien ne marche dara doxul franchement loolu mu ñun foofu la ñuy xaare ñun parce que dem nañu élection nee nañu ñoom gagné nañ ñu ngi leen di xaar ñoom tamit ñu tegaat ci Sénégal ci raay yi nga xam moom lañ dige waaye nag ci biir campagne bi mu doon campagne musul wax sénégalais ni su ngeen ma falaatee dinaa supprimer poste premier ministre. donc moom bis ba tey day gën di dëggal ni moom c'est un homme boo xam qui ne respecte jamais sa parole li ko intéressé mooy nu mu mën a asseoir nguuram et je pense que ci dynamique boobu la ko ne di nekk moo xam ne lu ko wundu moom la engagé mais ñun daal ñu ngi toog di seetaan dara duñu bett ci Macky Sall. alors très bien mu mel ni moom bi muy ñëw ci nguur gi dana woon ñaar fukki ministre ak juróom rek doy na muy 25 ministres ñu gis ni def na fi gouvernement bu njëkk mu ëpp fanweeri ministre di dem bi pa bu ñëwaat ne day serré am sax yenn ci ay ñi nga xam ne ñoo gënoon a fës ci parti APR wala bokk Benno Bokk Yaakaar tey ñu wàcc leen yéegal ñeneen tey équipe bu bees bi Cheikh naka nga ko gisee est-ce que système rek bu mu def pour rek mën a taxawaat encore jàkkaarloog sénégalais yi. d'abord engagement boobu mu jëloon ci 25 yi man musuma gëm ni mën na ko respecter. te maa ngi am raison ci kawam parce que au lendemain de ces nominations yaa ngi déggaat ay ministres d'État yu muy nommé ay ministres directeurs de cabinet et autres te je pense que pareegul parce que au sein même de sa coalition ou bien de son parti pression yi ñu ngi commencé am pour vous dire que ñi ko dar xam na ni Macky amul cran bi nga xam ni mooy tax tey jii mu ne loolu ñu ne lii la mu ne loolu moo am tey loolu la loolu moom amu ko maintenant nag gouvernement bi mu teg am na ñoo xam ni man xaw ma dama leen di dégg mais dafa am loo xam c'est une insulte ci Sénégalais yi. mooy nit boo xam ne tey da ngaa yoroon tey ji benn structure jiite ko organisme boo xam ne Macky Sall moo ko fi teg muy xeex affaire fraude ak affaire corruption wala affaire naka sudul noonu ay wuruj mu épingle nit kooku nit diw mii kat war nañoo càmbari mbiram te war nañ ko jëlee la mu yor mu ñu sepp ci loxoom jëlee ko fa nga jël lu toll ne ministère de l'enseignement supérieur confié ko vraiment man loolu. jàpp naa ni du respect ci Sénégalais. muy le cas de Cheikh Oumar Anne. muy le cas de Cheikh Oumar Anne. kon daal jàpp ngeen li ni mel du respect ci askan. non loolu moom vraiment c'est une insulte te je pense que le peuple sénégalais est mature te ñoom ils prennent acte. beneen bi mooy Macky vient de montrer que il est en train de mettre en place ses hommes de confiance muy ñi nga xam ni jàpp na ni li Idrissa Seck di wax ni mu Boun Abdallah Dionne su ko président Macky Sall ne woon
taxawal fii nga ne jant bi ci fële lay fenke nu mu tuddati sax mu wax ko tey Abdoulaye Daouda Diallo gis nga ko lu ko Macky sant moom lay def moo tax it mu ngi noonu. pareil aussi pour Aly Ngouille Ndiaye bi nga xam ne tey jii risque bi mu jël privé ay sénégalais seen i carte d'identité tripatouiller suñuy fichier électoral forcé ñu ay élections yoo xam tey jii dara jaaru ci yoon parce que booba moom xam na ne li muy def am na récompense bu rëy bu ko ciy xaar donc moom daal mu ngi wane ni tey Macky Sall ñi nga xam ne wóor na leen ni ñii lu mu leen sant moom la ñuy def moom la jël teg ñi nga xam ne nag dese nañ ay valeur u dinañ wax président lii teg ko texte yi da koy bañ wala lii kat suñu aada réew nangu ko nangam ñooñu moom mu teg leen wala ñi mu wóoluwul ñi nga xam ne jàpp na di ñi mën nañu nekk une réalité politique demee ñooñu mu affaiblir leen waaye ñun loolu intéressé wu ñun li ñu intéressé mooy li ma wax sànq rek on a élu moom nee na on l'a élu donc comme puisque moom nee na am na beneen mandat bu mu war a dérouler na ko def ci jàmm bàyyi ñu suñu réew ci jàmm ñu demaat suñu élection te balaa boobu suñu urgence bi mooy suñu fichier bii nii ñu régler ko auditer waat ko teg ko ci yoon parce que musuñoo dund élection yu ñaaw yu salte yu élection yu 2019 yi nii sénégalais yi sonn nañ ci wuti carte d'identité joxuñu leen seen i carte d'identité wala bu leen ko joxee changé nañ fa ñuy voté saboté xanaa carte électorale bi def lu leen neex ngir bëgg a falu nañ rétablir nag sénégalais yi ci seen i droit delloo leen comme ñoom def nañ ba am li ñu bëgg nañ ñu delloo ñun tamit ñu toog nag tànnal suñu bopp en 2022 incha allah ki nga xam wala 2024 ki nga xam moom lañ taamu pour mu nekk le président de la République du Sénégal. alors Cheikh Macky Sall keroog bi nga xamante ne muy le 2 avril bi muy prêter serment waxaan na ni observateurs yi au niveau international ñu ngi magnifier li nga xam ne rek moom mooy déroulement wu scrutin bi fii ci biir Sénégal muy 2019 te ñu gis ni bi résultat yu njëkk yi di génn rek amoon na jafe-jafe ndaxte boobu rek ñu bëri fipp woon nañ ne li ñuy wax ak li am bokkul ba tax na sax ñoom dañuy xaar ab gouvernement parallèle ginnaaw bi nga xamante ne installé nañ Macky ba noppi li ni mel tey la nga ci àddu. waaw xam nga observateurs yi moom ñoom seen wax am na loo xam ne buñ ci bëggee sukkandiku ñun ñoo gën a xam suñu bopp ñoom dañoo ñëw temps bi ñu fi def rek ñoom d'abord mënuñu xam parce que processus élection présidentielle dafa gudd. am na avant am na ci digg bi am na après tey am na ci réewu Afrique yoo xam ni dem nañ élection ñu pare observateurs yi wax ni élection yi tegu na ci yoon du tee juge constitutionnel bi ñëw annuler élection yi ndax constaté na ay manquements yu bëree bëri kon donc waxu observateurs yooyu vraiment man nekkul wax boo xam ne tey jii mën naa koo jox benn crédibilité bi sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo war a fal seen président ñoom ñoo wane dans ci seen bopp ni kii fi falu président maanaam faloom googu jógewul ci dënnu sénégalais yi neexul sénégalais yi te loolu ça se justifie silence bi am nit ñi dañu dégoûté découragé foo dem lieu de travail yi foo dem grand place yi sénégalais yi lu mu lay wax mooy waaju fu mu jaar ba faloo ku ko fal comme nag moom def na ab mascarade ba falu parce que corruption bi àgg na ci niveau boo xam ni gis nañ fi président boo xam ne ni personnalité bu fi jógee ñu defal ko maletu xaalis ci ay jamono te kooku diplomate la boo xam ni jàppoon na ni réputation bi am na sur le plan mondial waroon na jomb loolu le cas de Alexis Senghor waaw yooyu yëpp am na fi te yooyu c'est l'Afrique et c'est pour ça man je may féliciter tey jii initiative yi nga xam mu ngi commencé am ci Afrique tey maa ngi seetaan sànq benn interview boo xam ni président Alpha Condé moo ko def di wax ak ay journalistes RFI ak journalistes Le Monde ni leen carrément yéen si vous venez dans nos pays da ngeen ñëw di man na yéen ñu yilif dal ci seen kaw parce que loolu lañ soxla ñun ak France il faut que l'Afrique dise non quoi c'est-à-dire ñun ay pays lañ comme ñoom li Idrissa di wax waruñu am rapport de dominance dañoo war a nekk ay nawle des états souverains c'est ça yoo xam ne tey di waxante dëgg di jàppalante di demlante parce que tey yàlla moo def nag àddina bi ku ne soxla nga sa morom tey kan moo mënoon xalaat ëllëg ni France di dawee ci ginnaaw Sénégal di ko courtiser nii dina am ba yeneen réew yi daw di dikk kon war nañoo mën a gëm suñu bopp que ni yàlla defal nañu teraanga ndax suñu mag ñu baax ñi ñaanoon nañ ko fi te dañuy yàgg teraanga dina am Sénégal xëy na nag kii fi nekk moo matagul waaja moo tax mu demee nii mais jàpp ne bis bu ñu yàlla dajaleeg waaja réew mi dina naat incha allah te Sénégal yi kenn ku ci nekk dootoo tal dem ci kenn di ko wax sa soxla parce que boobaa teraanga ji dina la fekk ba sa buntu kër. alors très bien bu njëkk discours bi moo doon PSE réalisation bi ci 35 ans PSE def nañ lancé nañ ko muy phase 2 bi. tey ñu nekk ci Macky 2 mu mel ni bii pa Macky dafa indi beneen discours muy citoyenneté civisme ak resserrement ak tamit rigueur lenteur yi am ci administration jafe-jafe yooyu Macky daal mel na ni force track bi nga xam ne wax na ko daal moom mooy bii pa bu ñëwee ci juróomi at yi dina nekk loo xamante ne Sénégal yëpp daan ci gis seen bopp est-ce que réew mi wala coalition 2019 gëm na lu ni mel. non mënuñu ko gëm parce que bu waxee citoyenneté ak resserrement ak
problème mu désencombrement. cadre de vie boobu daa war a njëkk ci comportement yi ci jikko yi. fexe ba promouvoir ñi nga xam ne ay nit lañ yoo xam ne nit ñu baax lañ ci seen jikko mais seen parcours zéro faute mooy li ma wax ci kaw Cheikh Oumar Anne mënoo woote njub di jël ko jubat di ko jox ay poste de responsable tel ni ministère de la république tey place su sàcc mooy kasa wax mais place su sàcc du nekk yor am ministère dañ ko jiiñ ak càcc te du moom dong am na fi ñeneen ñoo xam jiiñ nañ ak càcc tey Siré Dia ngi nii liñ ko accusé lu gën a rëy loolu amut te tey ji ba tey ji fa mu toog ma nga fa toog maanaam Macky Sall su fekkee dafa bëgg a dox sénégalais yi exemple na ko tàmbalee ci njabootam xool ci ñi nga xam ne seeni doxalin méngoo wut ak yorinu réew mu tegu ci yoon mu teggi leen fa yóbbu leen ci yoon ñu càmbar leen bu leen yoon toppul dara setal leen ñu xam ne setal leen bu leen yoon toppee dara ñu yóbbu leen seen place mooy dem kaso ndax du ñu jàpp ay doomu sénégalais téye leen ci ay problème bu ginaar gu ñu sàcc ku sàcc yi milliards ñu téye ko jox ko poste ministériel di ko boo demee ci service yi yow boo jëlee xanaa administration Sénégal ni muy doxee ak sa service yi ñu ko jiite ñëpp ay politiciens la boo seetloo Thiès lenteur yi am ci problème mu nu mu tuddati papier yeeg. lotissement yi foncier yooyu yëpp mooy que ñoom dañuy jiital liy neex président bi ba tax na li nga xam mooy neex askan wi ñoom seen yoon nekk tout le temps boo gisee ñoom ñu ngi jóg ñu ngi dox nekk ci ay meeting ay réunion ay rencontre ay dîner moom lañ tal te réew mi fi Sénégal toll askan bi sonn gi ñu sonn ak bëgg te sénégalais ku bëgg lu tegu ci yoon la dafa fekk ni ñi ñu jiite ñoom ñoo dul ay exemple ñu ci bari parce que da ngay gis nit ku bëgg am kayit bu wóor xam nga yoon bi nga war a jaar pour am ko mais est-ce que réellement boo fa jaar di nga ko am parce que ña ngi fay fekk soo lambul sa poche joxe doo am li nga bëgg ginnaaw nag loolu moo fi am loolu la war a njëkkee créer ay institutions yoo xam ni ñoom ñooy combattre corruption muy ci hôpitaux yi muy ci services yi nga xam ne ay services déconcentrés de l'État la fexe ba commissariat yi aussi ñu gën a woyof gën a docile fexe ba yombal nit ñi seen li nga xam moom mooy seen i yitte ñu saafara ko parce que fa ñu nekk askan wi leen fa teg te la ñuy am ci salaire u askan wi ak si li ñuy dagg ci impôts yi fa lay jóge ñu leen koy faye donc dafa war a revenir at ci ñoom d'une autre façon mais pas mu nekk tey ji loo xam ne pratiquement dañ koy wax nii rek mais duñ ko appliquer franchement alors très bien tey ci li nga xamante ne ni moom mooy ginnaaw formation nouveau gouvernement bi tey Thiès ñëpp xaaroon nañu ni ay postes yu bari parce que Macky bi mu fi ñëwee nee na ñu ngi namm arégoni maanaam klaxon bi nga xamante ne tey ku wax Thiès wax chemin de fer mu nekk feebar boo xamante ne tey ñëpp sëriñ si sax léegi bu ñuy gàmm wala di cant da ngay dégg ñu ne suñu jafe-jafe bi gën a metti mooy chemin de fer tey ba naka ngeen di exposer problème boobu Macky Sall en tant que opposant Macky Sall dafa yab waa Thiès ndax Macky Sall bi mu fi ñëwee campagne électorale 2012 avant ñuy wax dara moom moo ne bu ngeen ma jàppalee ba ma falu jële fi Ablaye Wade sama premier chantier bokk na ci chantier Thiès dinaa ko àggale dinaa revaloriser waat tey jii li nga xam mooy réseau des chemins de fer du Sénégal ba mu ko waxee Thiès waaye di ko ci xaar chaque jour muy nommé ministre bu ñëw dajale fi xanaa cheminots yi wax ak ñoom jël fi ay engagement du ko respecté beneen bi ci topp mooy problème mu NSTS dafa ñëw da koy réhabilité waat jël benn nit te li man naqari mooy ay nit yoo xam ne tey jii bu nuy wax da nga leen di jox dayoo boo xam ne te ci seen jëf da nga leen di xeeb ndax rusuñu wax sénégalais lu dul dëgg mag mu toll ci benn âge di wax joo xam ni dafa safaanoog dëgg loolu maanaam tey jii yàpp Ceesuwaay parce que tey Ibrahima Macodou Fall moom toogoon na fii ni relancé waat nañ activité NSTS gars yi toog dégg bruit bi ñu naan machine yaa ngay tàkk 3 mois ndekk dañ leen a coupé courant boo fa demee tey ji mu ngi mel ne armel dara baax fa NSTS mais Cheikh mais est-ce que loolu c'est vérifié mais man dem naa fa ñu wax ma ne non gars yi yebewuñu noonu man ku fa doon liggéeyee ma laaj ko mun ma waaye sa waay ñi dañu doon nax rek parce que la war a tax société bi mais NSTS ñu wax ko fii def relance bi premier ministre ñëpp ñëw ñu ne NSTS mais journaliste nga xam nga day baax sax yéen parfois ngeen def investigation yi waxoon nañ fi kat nangam am na ñu ngi dem vérifier ba xam loolu fu mujjee bu ngeen demee ngeen xool dara amu fa ndax société bu dee usine la di nga dégg bruit wala nga gis ñu fay liggéey ni fa la ñuy fayee ko mais zéro mujj gi sax ñenn dañoo viré ñu dem di liggéey ci yeneen société ñu leen di jël parce que amutum salaire bu ñu mën a fayee ko amul dara la fa la beneen bi mooy réseau des chemins de fer bi nga xamee tey jii Macky Sall mu ngi am problème projet TER am boobu avant muy kii consulté wul tey jii ban sénégalais nga jàpp ni Macky Sall wala ab technicien bu am autonomie Macky Sall consulté na ko laaj ko entre TER bi ak chemin de fer bi ban moo gën pour sénégalais yi ñun dañoo mës a miin riirum train man Jules Sagna laa jànge économie Thiès da nga daan gis ni mu doon dundee su train express bi masaan a jógee Mali ba wàcc ci gaar bi ñun dañuy ñaan yàkkamti intercalé jot ba nga génn dugg gaar ba loo yor da ngay am loo jënd
sooy wàcc yóbbaale ko seen kër yenn saa sa nga tasee ku la tane mu yëkkati dara may la pousse yi fii saa kër yi ñuy wàcc karité bi di wàcc lépp di wàcc marchandise bi nekk à gogo nit ñi di dund ceeb di dund neex mais loolu nekkoon lu baax ñu xullee ba loolu tasaaroo yow mënoo ñoo defal raay yu baax xoolal problème mu autoroute à péage yoonu Touba bi ba ngeen bi ñuy dem Kazu Rajab mais autoroute boo xam ne yow boo koy xool pratiquement li mu coûté ci ay milliards te ñu am raay boo xam da nga koy réhabilité waat rek jël train yaa ngi fi ñu mën a départ dem Touba mais autoroute bi ñu ñëwee ba tolloo gare bi foofu mais man maa ngi àgg Touba presque ay 8h30. mais Cheikh autoroute bi nag gars yi ngi naan macha allah. waaw bu non néewuñu dafa bon. Cheikh maanaam li ci xew mooy benn fi ngay fayee fenn la. da ngay ñëw foofu pour fay di nga fa toog presque lu mat 4 heures wala 5 heures de temps pour fay. déggoo man la 8h30 8h45 lañ fa àgg. 14h et quelque lañ fa jógee. lañ bi ñuy àgg dëkk bi nu mu tërati Ngaabu. ñu ne ñu gis table bi ñu ne yéen a ngi Ngaabu. oto yi foofu la commencé à 2 kilomètres. ci gaar bi ñu war a fay ñu rang foofu pratiquement lu mat 4 heures wala 5 heures de temps pour war a mën a fay. mais loolu tamit nag loolu du développement mën a réhabiliter chemin de fer. loolu développement gis nga développement dafa am prix. prix bi mooy nguur gi takk seen ceinture wàññi seen train de vie de l'état bàyyi di tappale bàyyi di wax nit ñi luñ gëmul. nu mu tëddee avion yi ñuy voyager classe première classe ñu bàyyi ko wàññi seen i facture wàññi tintamarre bi bàyyi parrainage yi bàyyi caaxaan yi bàyyi maye bi. te jël li nga xam mooy urgence sénégalais ñu faj leen munoo toog benn journée te xooloo ci Facebook bi sénégalais bu toog di demander dimbal leen ma sénégalais yi bëgg nañoo dimbalante mais nguur gi nga xam dafa créer ay solidarité sociale ministère yi ban njëriñ lañ am bu demee ba léegi sénégalais ñooy la jàppalante pour lamb pour fay boo demee ci poste de santé nit ñi ci suuf la ñuy tëdd parce que yaa amul benn mesure d'accompagnement par contre sax c'est l'État qui doit au poste de santé mooy problème seen CMU boobu couverture maladie universelle lépp ay slogan vide dañuy wax ba seen ñax saf yàpp mais boo ko xoolee ci biir zéro kenn ku ci ne ci domaine ba ngay yëngu boo ci waxee lacune yi ci am tey maa ngi dégg ministère de la santé seen kii agent yi mënuñu fayeeku te xamuñu lu ko war te seen ministère bi seen ministre dañu ko reconduire loolu mooy lan ministre kay boo def Matar Cissé man ànduma ak APR mais ci waa sénégalais yi ak ñi nga xam ñoo bokkoon di liggéey laa dégg ñuy wax ñu ne c'est un gars boo xam ni jàmbaar la liggéeykat la sur le plan politique doo ko dégg ci ay détails yu ñàkk fayda yi mais man tey kooku sax mën naa koo applaudir ni fi ñu ko teg baax na parce que du ma nee lis mais jël ay nit yoo xam ni ndax lan benn légitimité rek lañ am mooy ils sont proches du président Macky Sall ils sont dañ ko loyal moo tax tey jii ils ne sont pas inquiétés un Mame Mbaye Niang accusé de 29 milliards yow du benn yoon bu ñu wax ni justice convoqué na ko mais gis nga justice beeg politiciens yeeg lu waay neex la def mais dara du sax. alors très bien chaque chose à son fin. Cheikh dinañ fa àgg incha allah. c'est clair. Cheikh xam naa ni am na aussi benn élément bu ñuy wax toujours Balabé ñu ne centre de vote yi gars yi dañ koy gagné parce que y a un problème Idrissa Seck moo tax ñu jaay chemin de fer jafe-jafe bu chemin de fer am Idrissa Seck la. non interprétation yi bare na man dégg naa leneen sax ñuy wax ni oui ils ont entendu que Idrissa bu gagné day récupérer Balabé. delloo ko waa chemin de fer. xam nga gis nga réew mooy bu fekkee ku ne da ngay xool sa intérêt personnel réew mi du dox tey. bul xool ni man fi ma nekk je suis à l'aise je suis peinard ki ci ne mais am na beneen moroom mu nekk ci biti xalaat ko. gis nga américains yi li tax ñu rawee xanaa yeneen réew yi. mooy ñoom bu ñuy wax dañuy wax génération du futur lan lañ leen war a mën a léegi lu ñu leen war a mën a bàyyi. mais man le présent rek. xam nga yi am solo mooy tey sénégalais yi wala waa Thiès dans ñun li ñu bénéficié wu ci Idrissa Seck Macky Sall dañoo defalagul lu tax ñu fàtte ko. te loolu kum neex nga wax lu la neex. mais waa après du ñu wax yooyu. waaw parce que nag boo xoolee. keesu 2000 ba 2004. ak keesu 2004 ba 2019. nañu xool lan moo yokk diggante 2004 ba 2019. ñu ne lii Macky Sall moo ko fi def lu dul ñu ne Promoville man tuddee ma ko Promoville Tilimal ville laa ko tuddee. parce que yow. parce que waa R100 yaa ngi génn. non mais R100 tali bi def na 2 ans. zéro kër Issa ngi nii seen tali bi ñu def foofu noonu tey nit ñi kenn mënutu la boo weeree yëre bu weex boo ñëwee fekk mu xonq cur. ne liggéey bi xaalis bu fekkee dajaloo la nekk nañ ko defar. te ñu jàppale collectivité locale. kii bi dafa yàgg quoi chantier bi dafa yàgg. mais dafa yàgg parce que man mënuma comprendre suñu waxee ci seen i bu ñu ubbi bu ñu ñëwee di def seen pose de première pierre ni la lu financement est bouclé l'argent est là. donc il reste maintenant nangam yooyu yëpp ay caaxaan ak i tappale la. man jàpp naa ne bi ñuy defar fii ñun précole bi ñuy defar fii travaux mairie bi. à travers benn financement bu banque mondiale.
Abdou Ndéna Sall xawma ministre xawma lan ferroviaire boobu di xas Idrissa Seck moom la Idrissa Seck commettre moom la jëlal mu nekk ki nga xam ne ingénieur bi doon suivre travaux yi pour wax la nit ñi dañoo salte jëf Abdou Ndéna Sall moom la Idrissa Seck jëloon dénk ko travaux yi mu doon topp travaux yi tegu ci yoon jaar yoon mais tey jii kooku bu taxawee di xas Idrissa Seck wala muy wax lu ñaaw ci Idrissa Seck man vraiment daal xet naa leen daal parce que jàppoon naa ni sax tey bu yoree benn poste de responsabilité bu tal bi ñu ko dénk fulla ji mu amoon ak nangoo liggéey gi mu amoon ci jamono boobu mu jëfe ko wala comme ki mu àndal kon moom moo dul koo xam ni tey jii mettre leen dans les conditions pour que ñu def ay résultats franchement daal y a beaucoup de questions à se poser ci doxalinu Macky Sall ak njabootam wax dëgg yàlla. très bien lan mooy doon kàddu yu mujj yi Cheikh Gueye. waaw di wax rek nii ñun daal man de personnellement li ma gëm mooy c'est pas Macky Sall mooy régler problème mu Sénégalais yi parce que moom chaque fois pas yi muy posé problème boo xam ne tey dama lay jox exemple goroom muy Mansour Faye ministère bi ñu ko jox ni mu toll ci doole est-ce que Mansour Faye yor na tey jii dayoo boobu ci xam-xam ak taxawaayam est-ce que réellement sénégalais ñu ngi posé wu la question Macky Sall moom fan la jëmee sénégalais yi c'est ça la question que je me pose parce que jóge nañ ci élection yu métti sénégalais yi daj ci lu ne moom mu fexe ba toogaat fi d'accord mais man dama jàpp ne bu fi toogaatee dina jéem a am une lecture par rapport ak les 42% ay sénégalais yi nga xam ni ils ont voté contre Macky Sall mu am benn décoder benn message bu ñu ko lancé buy wane ni que ni ñun yow pare nañ ci yow parce que gisuñu lu ñu doy ci yow mu fexoon ba jéem leen a séduire à travers ses réalisations mais aussi acte fort yi mu war a poser pour dëgëral institutions yi mais bu demee bay fragiliser institutions yi en supprimant le poste du premier ministre vraiment loolu mooy que ñun daal wax dëgg yàlla on attend rien de Macky Sall ci lu baax mais lu dul moom ay déception rek mais nag wax dëgg yàlla déception yi moom dafa doy su fi mën a yem daal moo gën parce que les Sénégalais sont fatigués te bëgguñu ñu plonger le pays dans le chaos parce que nag jàmm bi nga xam moom lañ ko fale woon mu fekk ko fi na ko fi bàyyal suñu réew te loolu pour mën ko am mooy mu respecter Sénégalais yi di déglu seen i bëgg-bëgg respecter suñuy institution dëgëral ko ñun loolu la ñuy xaar ci moom. très bien mbokk yi xarit noonu seen suñu émission débat en ligne ci actuthies.com ñu doon dalal Cheikh Gueye nekk kenn ci responsable politique ci parti Rewmi ñu jàpp tamit ni investiroon nañ ko ci législative ni jën di 2017 mu nekk rek li nga xamante ne ni tey actuthies.com ñëwoon seet si ko pour rek waxtaan ak moom ci gouvernement bu bees bi nga xam ne Macky Sall teg na ko mu nekk rek Macky 2 li ni mel nag ñoom Rewmi jàpp nañ ni dalul seen xel te daal li ñuy xaar ci nguur gi moom mooy ay déception te bu ñu sañoon daal mu yem fi kon ñu ngi leen di jox di daje ci beneen numéro incha allah.